asalaamaaleykum waa Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di ñaan yàlla suñu borom kàddu yi fekk leen ci jàmm waaw ñu ñëwaat ci beneen vidéo comme ni ñu ko daan defee rek ñu indi suñu ay jàngat ci li nga xam ne si ni mooy événement yi xewoon ci 1er janvier bi nga xam ne si ni moom la ñu weesu donc dañu ñëw nag ñu def si ay jàngat maanaam ñu xool gaspillage bu métti bi nga xamante ne ni sénégalais yi def nañ ko ci te bàyyiwuñ ko xel ñu ni Sénégal réew mu ndóol la parce que bokk na ci dëkk yi nga xam ne si ni moo gën a pauvre ci Afrique donc xam naa ni wax bi du neex nag mais dëgg la loolu moo nekk Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xam si moo gën a pauvre ci Afrique si dëkk boobu tey ñoom ñoo célébrer le 1er janvier comme si que dëkk boo xamante si ni ñun amuñu benn problème àdduna comme si que dëkk boo xam ne si ni y a que des milliardaires comme si que c'est un dëkk boo xam ne si ni y a que des millionnaires ñu gis ni 1er janvier bi événement yi nga xam ne si ni amoon na bari na mais bon dañ koy tënk ci ñett yi nga xam ni moo gën a siiw muy Dakar Arena ak CICES Wally Seck ak lamb ji Gaston Mbengue ñu gisee ni Sénégal ci dëkk boobu noonu la ñuy wax ni 95% de musulmans 5% de chrétiens christianisme ci dëkk boobu la ñuy wax ni fala Serigne Touba nekk maam El Hadj Malick maam Baye Niass maam Limamou Laye maam Bou Kounta Ndiassane et cetera et cetera ci dëkk boobu la ñuy taxaw toujours di wax ni dañoo am suñu ay gëm-gëm ci dëkk boobu la ñuy wax ni maanaam 99% de minorité bi nga xam ne si ñoo fa nekk ay musulmans lañ 95% de musulmans ñu gisee que ni fête bi bu mu ñëwee daanaka ñun musulmans yi ñoo ci ëpp ñoo ci gën a fës maanaam li ñuy wax naan ñoo ci takk rip waaw maanaam fête bi dañ koo jël ndayale ko suñu bopp bàyyile ko suñu bopp maanaam niñ ci fësee sax ñi nga xamante si ñoom ñoo ko moom sax fësee wuñ ci noonu ñu jël ko féetale ko suñu bopp takk ci rip dem ci ba jeex takk Sénégal la ñuy kaas ñu ne dund gi dafa cher yokku nañ ceeb yokku nañu meew yokku nañ diwlin yokku nañ suukar te maanaam denrées alimentaires yëpp lañ yokku nañu essence bi dafa cher gasoil bi dafa cher waaw lépp lañ yokk facture courant facture ndox ba ci facture loyer ñu ne lépp dafa metti ñu kaas ko fii suba ngoon guddeeg bëccëg ci plateau télé yi plateau rajo yi fu nekk ñu fay toog di ko wax ñu ne 1er janvier ñëw na maanaam dañ ko war a fêter am na nag ñoo xam ne dinañ ni waaw nañu dimbali nañ ñu may suñu jàmm parce que fête yi fépp la adduna bi ñoo koy fêter d'accord bu fekkee ne si ni ci dëkk yi ñu nekk ñoom bu leen neexee fêter ko parce que ñoom dañoo raw ci lépp ñoom dañoo avancer si lépp ñoom bu leen neexee mën nañ ko fêter amul problème mais ñun ñi nga xamante si ni ñun demuñu fenn ñun tojuñu fenn chaque jour que Dieu fait problème yaa ngi gën a bari ci réew mi ñii ndóol di gën a ndóol nit ñaa ngi gën a sonn réew mi di gën a dellu ginnaaw kon yaakaar naa ñun waroon nañoo am leneen lu ñuy def lu dul maanaam sóobu ci fête bi tax ci rip rawatina mu nekk fête jàmbur ne Dakar Arena ne billet yi ne stade bi ñu ngi ci 15000 places d'après lu ñu wax ñu ne billets yi ñu fa doon jaay am na 10 000 francs am na 20 000 francs bu fekkee ne si stade bi 15000 places la billet 10 000 francs soo ko compté mi ngi lay jox 150 millions de francs CFA bu fekkee ne si ni billet 20 000 francs la mi ngi lay jox 300 millions de francs CFA 300 millions de francs CFA ñu gis. maanaam population sénégalais bi embouteillage bi nekk ci kaw tali bi nga gis coono yi ñu ci daj waxatuma sax billet bi maanaam billet bi moo xam 150 millions de francs CFA la wala 300 millions de francs CFA loolu mooy billet entrée yi ñu xool préparation yi
jigéen ñi am na ñoo xam ne dañ ci jënd robe jënd ci dàll ak sac jënd ci cheveux naturel jënd ci lépp maanaam li jëm ci seen jëmm rek bon nañ ko calculer alentour de 50 000 francs mais ëpp na ko parce que gis nañ fi cheveux naturel yu jar ay 200 000 jàpp 300 000 jusqu'à 400 000 francs voilà mais nañ ko calculer par personne 50 000 francs ñu xool jigéen ñi mu nekk benn takkusaan boo xamante si ni benn soirée boo xamante si ni amu ci dara lu gërëm yàlla suñu borom luñ ci def malgré que liñ ci dépensé lépp ci xaalis génn ko ci réew moomu leen ni dëkk bi daa metti dund gi dafa cher préparation yi am na si ñoo xamante si ni julliwuñu 5 heures julliwuñu timis ndax lan préparation yàkkamti tamit aussi teel a yegg Dakar Arena def 35 kilomètres parce que Diamniadio la nekk muy 35 kilomètres Diamniadio Dakar nga def ci kilométrage boobu noonu yëpp ci loo xamante si ni Bakar aller Bakar retour sans compter boo demee dugg ci biir boîte bi ak na nga fay nekkee waaw nga fay pass am na ñoo xamante si ni terre bi lañ jël am na ñoo xamante si ni oto la ñu jël taxi am ñoo xam ne seen 4x4 lañ jël def ci essence 4x4 bi lu mu gàtt di nga ci def benn 10 000 francs carburant wala nga def 15 000 pour dem ñëwaat surtout rawatina bu nekkee oto yu mag yi loolu lépp nekk maanaam ay dépenses xaalis yoo xam ne si ni dañ koo génne ci loo xamante si ni amul bopp amul gën ci ay futilité àdduna te loo xamante si ni dafa mel ni tey jii ne rek yow nga def dépense nga def 35 kilomètres yow pour dem ba Dakar Arena jënd Bakar wàññeekuwaat voilà noonu la demee. te ñi nga xam ne dañoo teel a dem ñu ci bëri li ci ëpp ci ñoom am na si ñoo xam ne si ni julliwuñu timis julliwuñu géeyee ñaari waxtu yooyu dañ koy fàtt parce que ci ñenn ci autoroute la leen di fekk ñenn da leen fekk ñu yegg di seet fu ñu jaar ba dugg pour lu jënd place taxaw jiitu bokk ci kanam. fajar gi tamit bu ñu wàññeekoo tamit aussi ñu ci bare bu ñu yeggee fajar gi dañ koy fàtt dañuy tëdd nelaw midi la ñuy yeewu am na ñu jugee Mbour am ñoo xam ne si ñu ngi jugee Thiès am ñoo xam ne si nii ñu ngi jugee Saint-Louis fu nekk nit jugee na fa ci biir réew mi. def trajet bu sori def ay nombre de kilomètres dépenser xaalis bu weex tàll jigéen ñi tamit daje fa te ne nañ jigéen yaramam lépp awra la ba mu des xar kanamam ak ñaari tënk loxoom nga gis col gu ku gën bon la sa morom col gi nga sol nga ni kii la ñëpp ñu dem dajaloo foofu yàlla suñu borom bi nga xam ne si ni moom moo la sàkk jox la bët nga ciy xool fayoo ko dara jox la gémmiñ nga ciy xool jox la gémmiñ nga ciy lekk fayoo ko dara di ci wax fayuloo ko dara jox la bakken nga ciy noyyi fayoo ko dara mu jox la oxygène bu baax nga di ci noyyi fayuloo ko dara jox la ay tànk yi ngay doxee fayuloo ko dara jox la kàttan bu mat sëkk may la wér fay laaju la facture laajuloo dara teew bi ngay préparer soirée bi dàll bi nga sol ci magasin bi ngay dem da ngay fay xaalis te nit moo la koy jaay du la ko jox gratuitement yére bi nit la koy jaay du la ko jox gratuitement nga jël oto da ngay fay pass nital moo la dugal ci otom te da ngay fay amul dara lu mu lay jox loo xam si ne gratuitement la nga traversé autoroute à péage bi nite ko moom teg ko fa da nga boo fa jaaree da ngay fay nga yëg si ba ci stade bi yow fi nga war a dugg tamit aussi boo ñëwee ki woote pour nga dugg fa da ngay fay maanaam coono bi nga ci daj lépp amul dara lu ci nekk gratuit te yow maanaam kattan bi nga am loxo yi nga am gémmiñ bi nga am bët yi nga am oxygène bi ngay noyyi wér gi nga àndal lépp yàlla suñu borom moo la ko jox te laaju la facture laaju la dara te yooyu yëpp bu doon tey nit moom moo ko yor ci loxo doomu adama la nekk bala ngaa am loxo da ngay fay bala ngaa noyyi da ngay fay bala ngaa dox ci say tànk da ngay fay lépp loo xam ne si yow yàlla jox na gratuitement rek bu ko doomu adama yoroon da nga koy fay du la ci jox dara gratuit ñu xool tey déplacement boobu noonu bi ñu def ak dérangement bi ak trajet bi nga xam ne si moom la ñu dépensé yëpp ak li ñu gaspillé ci xaalis lépp kenn xamul ñaata la ci benn guddi bi lépp te amul ci dara loo xam ne si ni yàlla suñu borom gërëm na ko dem fa caaxaan cakaay topp ambiance bi yàq fa seen temps yëpp ñibbi si ñëw léegi ñu xool bu fekkee ne si ni stade bi 15000 places lay jël 15000 places boobu noonu forcément que am na ñoo xam ne si ni bokk ñu ñoom diine mais man jàpp naan li ci ëpp ay musulman lañ ñu xool léegi ñaata doomu aadama ñoo faat waxtu timis faat waxtu géewee fajar gi tamit ñu faat ko encore xëy tëdd nelaw yeewu 10 heures ci dëkk boo xam ne dañ ne 95% de musulmans la gëm nañu yàlla gëm nañu yonent bi fa la Serigne Touba nekk fa la Maam Alaaji Malick nekk te pourtant bi ñuy dem yàlla suñu borom waxtu julli mi bu fekkee da nga koo respecté rek julli benn waxtu teg ko ci yoon bu yàggee ba yàgg matul 10 minutes matul 10 minutes yow nga génn sa kër timis sa benn moroomu doomu aadama moo woote te woowu la ci dara lu dul ay caaxaan
nga def tracé boobu noonu yëpp dépenser xaalis dépenser coono dépenser énergie yëpp dem wuy ji yow woote kooku noonu nga xam ne si nii ci caaxaan kese la leen di woo ak ay bakkaar ba fajar moo la gënal yow dem jox yàlla suñu borom maanaam waxtu julleem yi après ñu ne garaawul quoi voilà tey Sénégal bu ñu xoolee tey ci weer yi ñu pass ci ginnaaw bari na ay malheur yoo xam ne si nii wàcc na ci biir réewu Sénégal rawatina 2021 bii nii lu ne xew na fi lu ne xalaatuñu sax ni est-ce que ñu nekkul merum yàlla suñu borom moom moo ñu dal xalaatuñu loolu de non bu ñu jógee foofu ñu dem ci arène nationale. arène nationale dañu arène bi 20 000 places la ñu ne billets yi amoon na billet 10 000 francs amoon na billet 20 000 am na billet 30 000 am na billet 50 000 mais stade bi su fekkee ne si nii 20 000 places la bu fekkee billet 10 000 francs lay jar 20 000 places yi day nekk 200 millions 10 000 francs yi dafay nekk 200 millions 20 000 francs bi mooy ñëw nekk 400 millions 30 000 francs bi mooy nekk 600 millions 50 000 francs mooy nekk 1 milliard bu fekkee stade bi fees na te yaakaar naa lamb ji passé nii bu Balla Gaye Bombardier bi stade bu feesul tamit ay benn place moom moo des pour stade bi fees 1 milliard ñu génne ko ci benn takkusaan te muy Dakar Arena muy lamb ji bu ci nekk am na ay sponsor parce que bu Arena bi suñ ko xoolee ci télé bi gis nañ sponsor yi nekk ci suuf yëpp ci bas d'écran muy daw bari na te sponsor yi ay dizaines de millions la ñuy fay donc yooyu calculer ma ko place yi rek laa calculé yu Arena yi parce que boo xoolee tamit ci digg stade bi ci terrain bi tam dafa fees dell loolu calculer ma ko ci biir maanaam li ma calculer donc kon sponsor yi rek lu mu gàtt il faut compter bay presque ay vingtaine de millions wala trentaine de millions yoo xam ne si pour sponsor la yooyu ñëwagul bu fekkee ne si ni stade bala tamit aussi lamb ji amoon na sponsor yi tamit li mu jënd ci xaalis day bari donc tey bu fekkee ne si ni lamb ji génn na 600 millions wala mu génn 1 milliard xaalis boobu li muy bari yëpp ñi ciy bénéficié wu ñu néew lañu boo passé promoteur bi te tey muy Arena muy lamb ji boo xoolee tey ku ci nekk sa staff tey muy organisateur yi ñëpp boo ko dajalee matul 100 personnes wala bu ko matee ci lay yem wala bu ko ëppee tuuti la koy ëpp tey boo xoolee tey arène bi tey fu mu doon li ci génn ci xaalis te ñeenti mbër wala 6 mbër wala 8 personnes mbër mooy mbër VIP yi mag yi kese ñoo ciy bénéficié wu ñi ci des ñen tuddee leen ay mbër yu ndaw ay kase yu misérable lañ leen di jox donc tey mu nekk loo xamante si ni tey fu mu toll nii bërëbu caaxaanukaay yooyu yëpp fexe nañ koo fexe ba defar ko ba mu luxe te tey jii nii ñi nga xam ne tey ñoom ñoo dem tey yóbbu fa seen xaalis dem jox ko ñetti nit parce que troisième personne bi mooy Wally Seck moo woote Cissesse la woote Cissesse lu mu gàtt il faut compter 200 millions jàpp 300 millions dee na ci benn guddi léegi tey loolu yëpp tey xaalis yooyu tey boo ko dajalee tey fu mu toll nii lu mu gàtt 2 milliards bi day dee lépp ñu taal ko ci benn ngoon 2 milliards ak a bari léegi ñett nit ñoo ñëw tey fu mu toll nii ak seen ay pexe contre ma leen parce que ñoom ay businessman lañ sama yoon nekkul ci ñoom mais sénégalais yi nga xam ne mooy citoyens yi ñoom ci seen bopp ak fi réew mi toll nii ak jafe-jafe yu métti yi nekk ci biir réewum Sénégal tey ñi dem topp ay nit ay businessman ñoo xamante si ni yàlla lu bu dee am àdduna may na leen ko xoolal ba ñu doyal sëkk yow miy dem jël sa 10 000 francs wala yow miy jël sa 20 000 francs dem jëndee ko ticket dem dugg yow ki nga koy jox moo la ëppale mën na laa yor sa baay yor sa yaay yor sa famille pendant toute sa vie te du leen wàññi dara du leen ko wàññi léegi yow sa 20 000 francs boobu noonu nga xam ne tey jii nii tey jekkoon na tey nga fekk jàkka bu ñuy yalwaanal facture wala jàkka bu ñuy yalwaanal pour yeggee travaux yi fa nekk nga dem jox ko wala nga dem tey ci hôpitaux yi nga xool tey malade yu fa tëdd am na ñoo xam ne problème hôpital ñii problème ordonnance ñii ay problème opération la ñuy am nga dem jox leen ko wala nga génn ci mbedd bi nga xool tey am na handicapé booy romb tey borom benn tànk wala borom benn loxo bu toog ci pousse-pousse mu leer la ni kii ku ko dimbaliwul giiru dundam xoolal du am dara parce que lépp lu muy am dañ ko koy may wala ñu sarax ko parce que manqué na ay cër noonu la ko yàlla bindee mais xalaatuñu loolu de ñu ñëw fekk ñoo xam ne si nii dèjà ñoom dama seen dund rek maanaam li ñu am yow amaana yow mi lay jox yow miy jël sa 20 000 francs di leen ko jox di nga dund ba dee li ñu am boo ko diviser woon 10 partie bi ci gën a ndaw yow doo ko am nga jël ko dem jox leen ko mu nekk 3 personnes yoo xam ñoom ñu ñëw ci benn takkusaan ñu enrichir ci kaw ndodd maanaam baadoole yi defar ci seen affaire ba mu baax après dem seen yoon
te tey jii nii bari na tey ku dem tey jii nii ci làmb ji wala nga dem Dakar Arena wala nga dem CICES tey fu mu toll nii par rapport ak say préparation ak sa yëre yi ngay jënd moo xam costume la moo xam robe la moo xam dàll la lu mu mën a doon nga dajale ko mu mat benn 50 wala 75 000 francs boo xëyee suba teel tey jii fu mu toll nii yaa ngi xalaat fooy ndékkee am na si ñoo xam ni fii nii fayeguñu facture courant am na ñoo xam ne fayeguñu facture ndox am na ñoo xam ne ñi ngi dàqante ak borom ak seen borom appartement yi pour war a fay location nekk fi di wëndeelu ak ñoom ba fii nii fayeguñ ko te bari na te du xaaj du jeex waaw du xaaj du jeex Sénégal bërëb yi ñuy fowee yi ñuy caaxaanee yëpp ay centaine de millions lañ fa investir defar ko ba mu baax mais bërëb yi ñuy jaamoo yàlla ak a bari yu pareegul ak a bari yoo xam ne si ni pareegul tey 2 milliards tey ñu taal ko ci benn ngoon benn guddi xaalis boobu noonu tey fu mu toll nii pourtant mënoon naa créer beneen hôpital ñu dolli ko ci yu ñu am xaalis boobu tey mënoon naa tabax mënoon naa dem tey xool ay yenn internat bërëb yi xale yi di jàngee ñu dem def ko fa maanaam gën a améliorer seen ay conditions xaalis boobu tey mënoon nañ koo jël tey dajale ko dem fu mel ni tey surtout Dakar Buzz bii nii ñaata doomu aadama ñoo fa tëdd ñu leen di ketal ñoo xam ne si nii dañoo feebar ñii problème 300 000 lañ am pour opération ñii problème 200 000 pour opération ñii problème prise en charge lañ am ñii ay problème ordonnance lañ am ñii ay garab la ñuy jël régulièrement xam mu ñu ko ñàkk bañ a jël ñaata nit ñooy def dialyse parfois ñi leen di ketal pour yóbbu leen Maroc wala Tunisie wala Algérie pour faji leen yaakaar ne xaalis boobu tey jii nii sénégalais yeewu tey jii créé woon tey benn fonds def ket sénégalais bu nekk gën a dooleem ñu xool ñi ko gën a yittewoo ci réew mi jox leen ko loolu moo ëppoon farata ëpp sunna fuuf téeméeri junni yoon ñaata doomu aadama ñoo fi nekk yoo xamante si nii ca mbënd ma la ñu ñàkkoon seen ay kër ñaata famille ñoo fi tasaaroo ndax mbënd mi ndax ñàkk ay dëkkuwaay 2 milliards yooyu tey jënd na tey suuf ay hectares lu mu gàtt-gàtt tabax na ay quelques logements ñi seet tey jii nii xoolal néew ji doole ji ñu dimbalee leen ko mais xalaatuñ ko dañoo jël xaalis boobu yëpp investir ko ci loo xamante si nii neexul yàlla neexul yonent bi nekkul lu yàlla suñu borom gërëm ñu dem def ko avec fierté nag te regretté wuñ ci dara avec fierté lañ ko dem defee anamu tey passé na tey ñetti ñooñu liñ ci récolté tey ci alal tey fu mu toll nii ñi nga xam ne ñoo fa demoon tey yóbbu ji seen ay 10 000 ak seen ay 20 000 daj fa coono bu dul jeex ñu ci ëpp ci ñoom dinañ dund ba dee ñooñu fi ñu yegg ñoom duñ fa yegg am na ci ñoo xamante si nii tey même bu fekkul seen kër bi nga xam ne fa lañ dëkk boo demoon tey seen village natal yi fi nga xam ne si fa lañ juddoo ñàkkul tey am na fa famille yoo xam ne ñi nga fa di xalaat fan lañu jëlee sàkku ceeb bu ñu war a lekk ak a bari boo génnee ci mbedd bi ñaata xale taalu bi ngay gis ñuy wër di yalwaan xaalis boobu tey jii mënoon nañ koo dajale tey def ko ay don jox ko yenn sëriñ daara yi orphelinat yi ñoo ngi ci biir réew mi fees fi dell te xaalis boobu tey jii nii mënoon nañ koo dajale tey jii nii dem ci orphelinat yi dooleel leen xool xale yi fa nekk ñu seet nañ leen di jàppale pour améliorer seen ay conditions de vie xaalis boobu noonu tey jii nii tey mënoon na créer tey ay centre de formation xaalis boobu tey jii nii mënoon na tey recruter tey jii ci jeunesse bi ñu bëri ñoo xam ne si dañuy créer ay petites entreprises ñu def ñu jàppale ñu créer seen ay entreprise liggéey seen bopp recruter ñeneen ak ñeneen ñu dolli leen ci xaalis boobu tey mënoon na dem tey jii nii investir maanaam ci côté mbay mi ñu def ko benn GIE mu dem foofu noonu mais tey fu mu toll nii tey benn Youssou Ndour moo woote ñu dem dépenser fa presque 600 millions tey benn Gaston Mbengue woote ñu doon dépenser presque 1 milliard benn Wally Seck woote ñu doon dépenser fa presque 300 millions jàpp 400 millions de francs CFA te pourtant suba bu ñu woon tey sénégalais bu nekk tey na génn benn 1000 francs wala mu génn benn 500 francs ñu dajale ko ñu dem xool benn doomu aadama benn waajur boo xamante si nii peut-être xëy na borom këram dafa génn àdduna bàyyi ko njaboot gu sew amuñ fu ñu dugg ñu jéem a seet ñu def ñu sacrifier tabaxal ko benn kër ñu jox ko dinañ ko toog di ko yelwaan juróomi at 1 million bi du daje jamais du mës a daje et pourtant loolu rafetoon na tey am na tey jii nii ñoo xamante tey ñi ngi ci biir réewu Sénégal lañ nekk tey te sorewuñu dara capital bi wa ilaa ñi ngi ci banlieue bi dañ bu ñu añee du ñu reer wala bu ñu reeree du ñu ndékki wala mën nañoo toog ay fan yoo xamante ni duñu xam fan la ñuy taqalee téeméeri wala weccet bu ñu jël ñu def ko seen bopp. làmb ji jeex na li muy coow li di bari bruit bi yëpp juróomi mbër ñeenti mbër ñoo ciy tekki lekk ci kase yu tax ñuy wax ñi ci des ñëpp amuñu ci dara benn nit moo ñëw ramasser lépp nu fuuf dem bu ñu toogee waaw facteur de développement la dañuy dimbaliwuñu kenn lañ dimbaliwul parce que li fi yor ci ay licence ci ay mbër kenn xamul nu ñu toll te boo xoolee benn petite minorité bu ndaw benn gang kese ñoo ŋànk làmb ji téye ko ñoom saa ñu tëggee combat
seen chiffre d'affaires di gën a yokku mais yeneen boy yi ci des di gën a perdre seen temps ak seen jeunesse ci ginnaaw di am rêve lañ dañoo war a nekk ci roi des arènes dañoo war a bëri grand combat am na fi mbëri yoo xam ne am nañ licence bi ñu nekkee ci combat ak léegi tey ñi ni ci biir ci géew ci làmb ji def nañ fi 10 ans yoo xam ne si ba léegi nii mënuñu ko ñoo bëri grand combat te loolu la moo koy waral mooy système bi nga xam ne si ni promoteurs yi moom lañ téye làmb ji xaalis bi dañ ko jël yemale ko ci benn 6 personnes wala 7 personnes mooy mbër VIP yi parce que fi benn mbër di bëree 3 combats ci benn saison am na fa mbër boo xamante ne mi ngi yor licence 7 ans ba léegi amagul benn combat te gëstuwuñu kooku kon affaire bi benn gang la ñoom ñoo ko gérer affaire bi di tourner entre ñoom ci seen biir voilà tey à Dakar Arena tey fu mu toll nii tey Youssou Ndour moo fa tëgg c'est un milliardaire man dama fàtte sax mais su ma juumul ay années 89 90 91 la fi doon fêter 1 milliard am te booba tey mu ngi liggéey récemment gis nañ imprimerie bi mu dem ubbi fële nële Diamniadio mais tey jii fu mu toll nii pourtant ba léegi nii ministre la mi ngi ci gouvernement wu Sénégal di fa am salaire di fayeeku comme ñëpp te pourtant tey jii nii tey am na fi ay ministres yu bëri yu fi nekk wala ay député biir assemblée nationale yoo xam ne si nii moom tey mën na leen a embaucher daggal leen salaire di leen fay te du ko wàññi dara ci li ko yàlla suñu borom defal. donc tey bu ñëwee naan waaw dañoo bëgg sénégalais yi xam nga bëggal leen bëgguñu kontaan pour ñu divertiru xam nga grand bi ndaanaan la et puis et tout ça Sénégal la bëgg Sénégal moo ñoon man pour man en réalité c'est faux malgré que créé na nag ay entreprise de employé ay quelques personnes ñuy liggéey et tout ça mais nit ñi boo leen bëggee da nga leen di yërëm li ngeen di yërëmee mooy lan yow li la yàlla di suñu borom di may na ko par Youssou Ndour benn titre rek la manqué ci àdduna mooy nekk président de la république bu weesoo loolu amul lu ko yàlla suñu borom lu mu bëgg te yàlla defalu ko lépp yàlla defal na ko titre président de la république kese la amagul ci titre yu mag yi muy wut donc tey jii nii boo xalaatee tey tëgg tey lu toll nii benn soirée boo xamante si ni yow réalité bi mooy da ngay enrichir ci kaw doomu aadama yi en réalité quoi voilà yow toujours da ngay gën a fexe di gën a am parce que nit ñi li ñu am yaa ngi koy ngacc di ko jël di ko yóbbu mais ba tey baax na parce que nit ñi ñoo war a yeew war a réfléchir voilà donc tey su fi état bi xëyee tey yokk fi dara bu kenn kaas parce que man jàppe naa ni tey li xewoon tey 1er janvier bi nii Sénégal métti bi ñuy wax naa Sénégal daa métti man pour man loolu dëgg parce que nit ñi yëguñu ko parce que bu ñu ko yëgoon facture courant sonal leen wala facture ndox wala saaku ceeb bu seer wala diwlin bu seer man yaakaar naa ku ci nekk sa 40 000 wala sa 50 000 bi nga jël di ko dem dépenser ci soirée ba la di nga xalaat am beneen objectif booy dem def parce que soirée bi Youssou Ndour bu ko tëggee du ko wàññi dara bu ko tëggul du ko wàññi dara voilà bu perte di am ba perte wala ku ciy sonn wala ku ciy dee ñi fay dem ñooy sonn bu ñu dee am tamit ñoom ñooy dee lamb ji tamit aussi c'est pareil Gaston bu ko tëggee du ko tere am xaalis bu ko tëggul du ko tere am xaalis donc bu fekkee ne si ne tey jii ni ñun njiitu ñu am dañ ñoo noot sonal ñu nekk ci coono bu metti kon tey jii nii yaakaar naa ne tey war nañoo war a mën a toog nuñ ak méttiwaayu dëkk bi ak fi Sénégal toll tey ñu jéem a xalaat xool Sénégal instant bi nii priorité yi lan la ñu xool li nekk farata ñu nekk ci c'est pas par hasard que tey problème góor jigéen yi nekk ci dëkk bi c'est pas par hasard tey Sénégal 2021 bi li fi am ci ay émeute ak ay nit yi fi dee kenn xamul nu mu toll c'est pas par hasard que saa yoo xëyee dégg jam nañ nit rey nañ nit diw xaru na diw dóor na boppam bal diw rey na boppam reyaale na ay doomam c'est pas par hasard que ñuy xëy chaque jour sàcc nañu fii lii xew na fii ay crime lu nekk di xew ci biir réew mi ah c'est pas par hasard que yàlla boole ñu ak njiit yi ñu am ñu di ñu dëggate di ñu nappaate di ñu noot di ñu toroxal di ñu torturer suba ngoon bu dégg bëccëg te amuñu fenn fu ñu mën a taxaw pour faj ko fa ñu ngi koy jooy déjà suñu pétition baa ngi nii ñu def ko pour ñu jàllale loi góor jigéen yi pour ñu criminaliser ko bi ñu demee tey jii nii par rapport ak assemblée nationale li ñu dawal tey jii nii looy mooy maanaam dañoo défier même suñu kilifa diine yi ne leen seen ñi signature ak seen ñu lépp xoolal faale wuñu leen dañoo défier carrément ay njiit yoo xam ne xamuñu nan leen def amuñu fu leen jaar te saa bu ñu xëyee ñu ngi dëkk ci di ñu dëggate di ñu nappaate di ñu toroxal man damay jàpp ni situation yi Sénégal di dundee instant bi nii caaxaan gi foog yi mooy yàlla gi cakaay gu métti gi nekk ci réew mi moo tax 2021 bi situation yi métti yi am biir Sénégal dee yu ñaaw yi meurtrier yi manifestation yi dëkk bi di toj xeexoo yi jaxasoo yi et tout ça pour man natt bu ñu yàlla suñu borom teg la pour ñu dellu ginnaaw pour war a mën a taxaw pour xoolaat suñu bopp mais ay milliards la ñu tas ci benn guddi benn takkusaan te kenn bàyyiwu ci xel économiquement nag kenn bàyyiwu ci xel kenn voilà ci lan ci diggante ñetti nit kese ñëw noot sénégalais yi ca kaay looloon benn guddi lëmm voilà même bu fekkee ne si ni yàgg na am te toujours day am bii dañu def suñu constat taxaw xool carrément affaire yi nu mu fa demee donc maintenant il est temps que ñu xoolaat suñu bopp xam lu ñu bëgg xam réew mi fi mu toll nii ci situation yi mu nekk coono yi ñuy jànkoonteel jafe-jafe yi et tout ça dafa jot pour ñu taxaw xool ko voilà
mais tey jii nii dëkk bi metti na dëkk bi dafa naqari nit ñaa ngi kaas nit ñaa ngi ñaxtu dara yàlla bàyyi na ko ay politiciens yu ñu dëgg di nappaat du ñu noot voilà wasalaam.